الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokk jullit yi dellu si waat nañu encore si guddi àjjuma bi waaw defe naa bi mooy premier guddi àjjuma bon mooy deuxième guddi àjjuma après koor gi te ñu ngi ci le 4 juin 2020 mu tombeek le fukki fan ak ñaar ci weeru Shawal waaw Shawal mooy 10e mois 1441 hijrienne tey nag dañuy wax ne rek tamit guddi àjjuma bi dafa ala daaw mi waaw parce que nekkuma sama kër. maa ngi fi ñuy wax Vigevano province de Pavia la voilà tey dañuy continuer suñu les sourates avec cible waaw commencé woon nañ ko ba jeexal alif laam miim yi te léegi ñu ngi ci alif laam ra suratu Yusufa la ñu jeexaloon léegi tey dañuy entamer rek suratu Ibrahim sourate 14 waaw baada auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alif laam ra dafay wax alam yaatikum ndax dikkewu leen naba u lazina xibaaru ñi nga xam ni min xablikum njëkk yéen waaw ñi leen jiitu seen xibaar après mu mel ni dafay joxe exemple xaw ma noohin wa aadin wa samuuda wala dina min baatim ak ñi jiitu ñooñu laa yaxlamuhum illa allah nee na yàlla rek moo xam ñi mu envoyé woon avant ñii ñu tudd bari na ñi mu envoyé te yàlla tudd leen mais yàlla nee na yàlla ko xam waaw jaa'athum dikk na leen rusuluhum seeni ndaw yonent yi mooy messager yi bil bayyinaati ci des preuves évidentes faradu ñu lem waaw c'est-à-dire ñu banque ay diihum seen loxo bon ñu def daal ay diihim seen loxo yi fi afwaahim ci seen gémmiñ yi mooy li ñu leen leen wax bugguñu ko dégg moo tax ñu jël seen loxo yi taf seen gémmiñ yi waxaaloo di wax ni innaa nikk ñun kafar naa wedd nañu bi maa ci la nga xam ne ursiltum yónneef na leen ko bii ci loolu waaw ñun weddi nañu loolu waaw wa innaa nikk ñun la fi shakkin dañoo nekk ci sikk waaw dañu nekk nous sommes dans le doute waaw moo tax mu ne mimma tadd na nii li nga xam ne yéen ñu koy woo ulayhi muriib daf ñuy saanu trouble daf ñuy troublé waaw mooy verset 9 xaalat mu wax rusuluhum seen ndaw yi afillaahi shakkun ndax da ngeen di sikk ci borom bi faatiri samawaati wal ardi ki nga xam ne moo bind suuf juróom-ñaar moo bind asamaan juróom-ñaar ak suuf juróom-ñaar yad'uukum mu daal leen waaw mu wax leen ngeen topp li yaxfira lakum mu woo leen pour ngeen ñëw li yaxfira lakum ngir mu jéggal leen min dunubikum seeni bàkkaar wa yuaxirukum mu yéexe leen ila ajalin musamma mooy tey jii nii mu yokk li ngeen war a dund waaw mooy am na dig bi ba pare mooy ajal musamma nee na mu yéexe leen ba ngeen egg foofa parce que am na date boo xam ne date butoir léegi nag diggante boobu yëpp yàlla yërëm leen noonu rek lay bëgg a wax nii waaw nee na xaalu ñu tontu ko in antum ila basharun yow moom nit kese nga mislu naa comme ñun waaw tur yi duuna dangaa namm rek waaw bon nammu leen rek antasudduuna ngeen détourné ñu amma kaana ci li nga xam ne ya'budu aba una la ñu fekkoon suñu bàyyi di ko dund di ngeen ñu bëgg a génne waaw di ngeen ñu bëgg a détourné waaw kon nag faatu indi leen bi sultaani mubiin indi leen des preuves évidentes waaw xaalat ñu wax lahum ñeel leen rusuluhum seen ndaw yi waaw in mooy yonent yi nga xam ne ñoom la ñu yónni ci peuple yooyu
in naxnu ñun daal nekkuñu ila basharan nag nit kese mislukum yu mel ni comme yéen walakin nag waaye li fi nekk nag allahu yàlla yamunnu dafay tëbb mooy dafay defal nit dafay yokk nit waaw dafay ala man yashaaw képp ko ko soob rek mu am lu mu la defal te defal ko ca des waaw moom moo tax ñoom loolu lañ doon tontu waaw wa alallaahi kon nag ci yàlla fal wakkalu da ngeen war a wakkilu ci yàlla waaw te kiy wakkilu ci yàlla mooy almuminuun waaw nee na jullit dafay wakkilu ci borom bi verset 11 waaw wama lanaa lan moo ñuy ñeel ala an tawakkal alallaahi ñun lan moo ñuy ñeel ba duñu wakkilu ci yàlla waaw ban maqaama la ñu am ak lépp ak lan la ñu am ba xam ni duñu wakkilu ci borom bi waaw dafay waxat xadaana te yàlla xadaana moo ñu jubal subulana mooy su religion bi ñu prôné waaw bi ñu prôné waaw bi nga xam ne moom la ñu yónni pour ñëw indi leen ko yàlla moo ñu ko jubal waaw wala nasbiran na te yàlla walaay daf ñuy dimbale ala ma azaytumuna ci li nga xam ne yéen a ngi ñuy lor ci loolu yàlla dinañu ci dimbale waaw wala alalaay nag ci yàlla watawakkilu mutawakkiluun képp kuy wàkkilu rek na xam ni wàkkilu ci borom bi moo jar wàkkilu waaw c'est la discussion qui a eu lieu entre les mécréants et les prophètes car ils refusèrent et doutèrent de leur message waaw qui consistait tous à n'adorer que Dieu seul sans rien lui associer. Alors les prophètes répliquèrent noonu la nit di sikk ci borom bi nan la nit di sikk ci borom bi ndax lépp li si asamaan ak suuf gëm nañu son existence waaw gëm nañu son existence gëm nañu son omnipotence waaw te nangu nañ ko waaye doomu aadama rek moo dëgër bopp xaalu ñu wax mu wax alladina gaa yi nga xam ne kafaru weddi nañu li rusuluhum ñu weddi seen ndaw yi la nuxrijannakum wala dinañ leen génne fii min ardina ci sunu suuf mooy notre terre fi nga xam ne ñu fi lañ dëkk ñu nag yéen dañ leen fi génne aw la ta'udunna fi millatina waaw à moins que ngeen ñëw intégré suñu religion waaw fa awha ilayhim yàlla wax yu ilayhim ci ñoom rabum seen borom la nuxlikanna zalimina xamal ne ñooñu ndaw yàlla yooyu la nuxlikanna walaay dinaa alak zalimina way tooñ ñi mooy les transgresseurs verset 13 wala naskinannakum fil ardi wala naskina moon arde te danaa leen samp ci suuf min baadihim waaw min baadihim gannaaw ñoom zalika lii mooy li man ñeel xaaf ki nga xam ni xaafa ragal na maqaam yi mooy jàkkaarloog man mooy le jour ji dajeeg man jàkkaarloog man wa xaafa wa idi te ragal sama bés ba mooy le jour ji ku nekk war na ko ragal bàyyi ci xel fastaftahu waaw kon waaw fastaftahu ñu laaj ndam wa xaaba ils seront dessus waaw kullu jabbaarin bépp tyran waaw anidin boo xam ne dafa vulgaire dafay insolent waaw min waraihi te gannaaw loolu min waraahi gannaaw loolu jahannama mooy laa jeheen waaw jahannama dañuy wax ni diptote la en arabe boo déggee diptote mooy moo boo xam ni soo mu nekk sujet complément d'objet direct complément d'objet indirect du changer waaw mu ngi mel ni Moussa du changer Isa ibn Mariama du changer waaw mais Mouhamed moom day changer waaw ak Ibrahim day changer waaw Souleymane day changer ainsi de suite voilà waaw dañuy wax rek ni bi ñuy affronter les prophètes les peuples incrédules parmi les générations passées dañuy menacer expulser ñooñu de leur pays waaw le cas de Chouaïb alayhi salaatu wa salaam
ñu déglu alxuraan waaw xaala mu wax al malawu nit ña alladina gaa yi nga xam ne stakbaru ñu ils sont devenus orgueilleux mooy dañoo sàkku rëy lu min xawmihi ci peuple Shuayb waaw la tuxrijanna dinañ la génne yaa Shuayb yow Shuayb wala dina amoon ak gaa yi gëm ànd ak yow maa ak ànd ak yow min xaryatinaa ci suñu dëkk bi waaw danañ leen expatrier ngeen génn aw la ta'udunna fi millatinaa wala ngeen de ñëw jàpp ci ñu li ñu jàpp xaala alaw kunna kaarihin waaw quand bien même cela vous répugne waaw bien que loolu xam naa du leen lu métti lay doon lu leen naqari lay doon mais boo leen defee loolu daal ngir mën nekk ak ñun waaw ñu indi yonent yàlla Lóot alayhi salaatu wasalaam moom it tamit dañ ko wax ni axriju génn leen ala Lóotin ñoñu Lóot min xaryatikum ci seen dëkk yi waaw ñeneen ñoo ko doon wax nañ leen génne waaw ces envoyés subir une telle épreuve une telle humiliation sans punir les coupables te loolu ñëw na ci si saar bu ñuy wax Mujaadala waaw surat 58 dafay wax verset 21 dafay wax katabalaahu yàlla dogal na la aghlibanna wa ana wa rasuli waaw inna allaha xawiyyun aziz nee na yàlla aji il est omnipotent aji kattanu la al aziz al xawiyu aji kattanu la al aziz aji kattanu la aji ku tedd la ku omnipotent la waaw quant à Moussa moom alayhi salaatu wasalaam lui dafa rassuré woon peuple am dina wax ni xaala Moussa wax na Moussa li xaw mi ñeel ay nitam astainu billahi sàkku leen dimbandiku borom bi wasbiru ngeen muñ te yàlla tax nag innal arda wóor na ni suuf lillahi yàlla moom suuf yurisuha man yashaaw dina hérité képp ku mu soog mu hérité loo suuf nga hérité suuf waaw moom ni nekk suuf yëpp waaw comme ni mu defaloon yonent yàlla Suleymaan Zul Xarnayni bari na ñu mu defal loolu waaw mais ñaar ñooñu ñoo ci gën a fës waaw min ibaad yi ci jaamam yi wal aqibatu nag nee na destination bu mujj bi mooy la réalisation des choses nag leen mu taqi la ñi nga xam ni dañoo ragal yàlla waaw sourate Axraaf verset 128 waaw dafay wax masalu lazina kafaru misaalu nit ñi nga xam ne dañu weddi borom bi rabbihim seen borom amaaluhum nee na seen i jëf karama di ne dafa mel ni ay cendre waaw ndax cendre mooy nañ koy waxee ci doomu taal yenn saa yi mooy machaat waaw gis nga ko doomu taal waaw nee na astadat fi bihi riihu mu upp bihi riihu ngelaw fi yawmin asimin ci c'est-à-dire mu ànd ak taw bu ànd ak ngelaw waaw ngelaw bu bari xam nga loolu bu ñëwee du fa bàyyi dara waaw nee na seen jëf noonu na mel ça veut dire yàlla day wane rek nii li ñuy jëf léppay neen waaw nee na laa yaqdiru du ñu mën attan dara mimmaa kasaboo ci li nga xam ne moom la leen yàlla di natt comme teg comme nattu alaché du lenn luñ ci mën a di ko repousser waaw zalika loolu huwa dalalul baid ils sont dans un égarement profond waaw ñëw na ci beneen sar tamit waaw day wax rek masaluhu seen misaal ñoom toujours mi ngi wax ñi nga xam ne les wallazina kafaru ñu weddi borom bi nee na masaluhu ka masali safwaanin mu ngi mel ni abu roche boo xam ni alayhi turaab dafa fees dell kaw gi dafa fees dell ak suuf waaw nee na waaw fa asaabahu waabilun ab orage mooy ndox mu bari de la verse waaw mooy ndox muy sotti ko doole nee na egsi ci kaw rocher boobu fa tarakahu salda mu bàyyi ko comme ni wax sky head mooy lan mooy borom nel bu set sky head waaw noonu la koy bàyyi da koy bàyyi mu set wecc waaw parce que da koy raase da koy war ba mu set wecc du fa bàyyi dara waaw nee na fa asaaboo waabil mu jot ko averse bi fa tare ko salda mu diri ko mu set wecc
laa yaxdiruuna duñu mën a repousser waaw duñu mën a repousser ala ci lenn mi ma kasabu li nga xam ne yàlla mu ngi leen koy nattu li yàlla mbugal bi nga xam ne yàlla mu ngi koy wàcc ci ñoom wallaahu yàlla laa yaxdi du jubal te du jubal mukk nag alxawma nit yoo xam ne kaafiriina aji weddi nañu ñooñu c'est la sourate de Baqara verset 264 waaw alam tara dafay wax ni ndax gisoo anna allaha wóor na ni borom bi xalaqa samawati wal ard moo bind asamaan juróom-ñaar war addu suuf juróom-ñaar bil xaqi ci dëgg doo ko bind te am na lu tax mu bind ko ci neen maa xalaqta xaaza baatilan wax na ko ci alxuraan binduma pour neen yàlla du bind pour neen lu mu bind rek am na tax melantaan bi di dem am na fonction bu muy jouer sur terre yoo bi même chose weñ bi même chose mbóot bi même chose bu ci nekk rek am na fonction waaw nag ñoo dul xam waaw damay wax rek ni waaw bil xaqi in yasha nee na bu ko sooboon yuzhibukum mu far leen far mooy effacer leen de la surface de la terre waaw wa yaati mu indi bi xalqin ci beneen bind jajjani bu bees yàlla loolu yomb na ko de waaw tey jii ab peuple di ko ab réew rek mën naa jàpp par exemple tey ma jël comme exemple États-Unis rek waaw xam ni def lu bon daanaka fa la ëppee ñu koy tooñ mu xëy faagagal leen kenn ñaan ko yàlla parce que suñu doom yaa nga fa ak suñu mbokk yaa ñëpp nga fa mais exemple laa jël rek mu faagagal leen raxas ko mu set rek bind yeneen nag doomu aadama yu bees waaw loolu yàlla ne loolu yomb na ko waaw la résurrection mooy dekkal waaw la résurrection de créature le jour J c'est un fait incontestable kenn amul sax sikk kenn waru ko weddi ki nga xam ni moo bind asamaan bind suuf bind doomu aadama yi booba yow nekkoo dara walaay dellu si la lu koy yomb lay doon waaw léegi te loolu tout au long du Coran du Saint Coran dafay ñëw ñu jël la sourate 46 ak Qaaf verset 33 dafay wax awalam yarawa ndax gisu leen anna allah ni ki yàlla ladi mooy buur bi nga xam ni xalaqa bind na samawaati asamaan juróom-ñaar wala addi suuf juróom-ñaar walam yaxya bi xalqihinna te amu si benn coono bu muy bind loolu amu si benn coono parce que tey jii nii moom mooy borom kun fa yàkkun lépp lu ko soob rek tey bu ko nee kun dafay nekk waaw moo tax bi mu koy bind am ci coono waaw bi xaadirin nag nee na ala an yuxyil mawta est-ce que kooku amul kattan ba ressusciter le mort ki nga xam ne dafa dee pendant des millénaires mu xëy benn jour ressusciter ko nee na loolu lu tuuti la ci ay kattanam waaw boobu surat 75 la surat Xiyaam waaw noonu tamit la ko waxee waaw ndax nit dafay yaakaar ni day dund te saa yu deewee rek jeex na il se trompe lourdement waaw il se trompe lourdement waaw borom bi subhanahu wa taala wax na ni yaxsibul insaan ndax dafay njott ndax dafay yaakaar al insaan doomu adama an yutraka suddan ndax dañ koy bàyyi rek boyal ko mooy bàyyi ko rek ak liberté waaw verset 36 alam yakun nutfatan ndax moom nekkul woon une goutte de sperme waaw min nutfatan min maniyyin yumna est-ce que nekkul woon rek une goutte de sperme éjaculée boo xam ne dafa am lu mu gën ne car def nii waaw doomu adama noonu lay sosoo summa kaana alaqatan topp mu nekk un caillot de sang fa xalaqa mu bind ko fa sawa mu melal ko fa jaala minhu zawjayni mu defal ko mu def sperme boobu caillot de sang boobu nutfatun alaqatun murxatun mu finir ba def ko doomu aadama zakare wal unsa góor wala jigéen waaw nee na alaysa zalika ndax loolu kooku amul kattan bi xaadiran amul kattan ala an yuhyil mawta ba dundal ba ressuscité aji dee waaw kooku yàlla moo koy posé doomu adama yi mais doomu adama bu nekk war na xam ne loolu yàlla moom lu ko yomb la verset 40 waaw si laaye yi saar yi da ngay gis rek buur bi subhanahu wa taala mooy fu ne
fu mu jaar ak doomu aadama di ko fàttali boppam waaw di ko fàttali boppam di ko fàttali doomu aadama waaw boppam à un sens ambivalent waaw parce que jaasi bu am ñaari ngémmiñ la waaw ça veut dire que buur bi subhanahu wa taala di fàttali boppam di fàttali doomu aadama boppam waaw di fàttali doomu aadama boppam moom di fàttali doomu aadama boppam moom doomu aadama voilà moo tax ma ni c'est ambivalent waaw moo tax ñun li ñu jaaxal mooy doomu aadama nu muy toogee rek di wax yàlla amul doomu aadama toog rek ne yàlla amul te yow nga xam ni boo si gën a gis asamaan si la wër gis suuf si nga nekk tey sa vie mënul percer asamaan si ba jeexal asamaan si au delà des sept cieux lan moo fa am yow xamoo ko au delà en dessous des sept terres lu fa ne xamoo ko kon nag y a beaucoup d'interrogations yoo xam ne yow doomu aadama xamoo ko kon war nga xam ne rek am na ko fi def parce que rien n'est venu ici par hasard waaw te signes yooyu les signes de son existence de sa toute puissance saa yooyu yeewoo rek teg ci bët waaw kon yàlla nañu yàlla defal may ñu fekk tal defal ñu dégg ak topp allazina yastami'una qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab albirru la yabla wal zanbu la yunsa wa dayanu la yamut if'al ma shi'ta wa kama tudinu tudal wal aqibatu lil muttaqin fi amanillah